gouvernement. procédure la respecté dañ ma sol ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ñu koy amal àllarba bu jot ci waxtu yi ñu am ci mbégte bu yaatu di ci ànd ak yéen bi nag mooy Faram Facce bi jëkk bi ñu génnee ci tabaski gi ñu profité ci rek di leen déwénati di leen baalu àq xam ni occasion yu mel nii la ñu am ci baalu àq askan wi ci liggéey bi nga xam ni dañ koy def te ñaare itam du ñàkk ay rëq-rëq yu ci am ak i njuumte lépp yéene bi daanaka defar moo ko tax a jóg ñu profité di leen baalax te di leen baal wax di ñaan yàlla lépp loo xam ni ñaan nañ ko ci tabaski gi mu nangul ñu ko ci jàmm tey seen émission Faram Facce mbokk yi ñu di ci ànd ak Guy Marius Sagna Guy maa ngi lay nuyu. Pape Ngagne maa ngi lay fay. ñu am mbégte wax dëgg yàlla di la recevoir ci plateau Faram Facce di la masawu coono itam ci xat-xat yi nga génn bu yàggul. di la masa sa wàll. lan moo la ci gën a marqué ci kaso bi. nekkinu samay mbokk. yi nekk ci biir Rëbës. Rëbës bi nga xam ne dañ ko tabax pour juróom-ñetti téeméeri doomu aadama. fu mu nekk nii mu ngi ëmb ci lu toll 2 junni ak juróom-ñaari téeméeri doomu aadama. Rëbës bu nekkoon bateau suux na yàgg na. Rëbës comme du bateau suuxul waaye doomu aadama moo fa suux humanité moo fa suux. li nga xam ne nee nañ ci lu yàlla sàkk moo gën a baax moom moo fa suux bu demee naka. jël ay nit dugal leen ci ay nekk yoo xam ne waruloon passé juróom fukki nit mu am 2 téeméer juróom fukki nit yi teg amuñu fu ñu tëdd ay doomu aadama ay doomu Sénégal ay citoyens yeneen réew nekk fa ñu toog fa ay weer du ñu sangu ndaxte néeg bi dafa xat dafa bëri nit. benn douche sangukaay. moom ay doomu aadama yoo xam ne dañuy toog ay fan du ñu sangu. benn douche pour faire ses besoins. mu am ñoo xam ne dañuy raam. ci biir rang bi la ñuy def seen besoin. Rëbës du yëfu nit du sax yëfu mala. fi may daanelee pour tënk lan mooy Rëbës mooy amoon na benn membre gouvernement bi wala membre majorité bu fa demoon bi mu visité ba pare daf leen ne samay ginaar poulailler ya fa nekk moo gën nekk yi. maanaam samay ginaar ci condition yu ñu nekk. moo gën doomu aadama. ñaareel bi mooy samay xar li ñuy lekk moo gën li ñuy jox prisonniers yi. d'accord longue détention yi juróom-ñetti at. dinañ ci am occasion xam naa ni dinañ am occasion gën ko waxtaan parce que mbiru Rëbës lu ñu yitteel la lu ñu war a taxaw càmbar ko la mais gi li nga wax nii moo nekk ci lettre bi nga miim yow bi nga weddi c'est-à-dire li nga wax nii moo la naqari moom moo la marqué moo nekk ci lettre bi nga xam ni weddi nga ko lan moo ci am exactement ci lettre bi nga xam ni génne na Rëbës te nga ni binduloo ko te signature nekk ci. man Guy Marius Sagna. fanweeri fan yi nga xam ne moom laa def Rëbës. mun naa jàpp ne maa nekkoon prisonnier bu ñu gën a surveiller balaa maa génn sama nekk dañ ma doon fouiller maanaam bu ñu waxee ne dama visite avocat wala visite ñoo xam ne samay mbokk samay xarit yi may seet si. balaa maa jéggi sama buntu nekk dañuy xool sama poche bu ma yoree livre dañuy xool livre yi bu ma yoree cahier dañuy xool cahier bi. bu may ñibbisi dañ may visiter. donc man maa ngi tudd Guy Marius Sagna pas Boy Djiné mënuñu ma fouiller ba pare d'accord fu ma dem ñu fouiller ma d'accord ñu ne man maa génnee lettre mënu ma génnee lettre li sama avocat wax avant may génn ma wax ko depuis bi ma génnee mooy lettre boobu. xamuma ko Guy nga baal ma quoi parce que kon entre yow ak say collaborateurs yi ngay liggéeyal entre FRAPP am nañ ci ñoo xam ne waxuñu lu nekk dëgg. yow lay doon nga baal ma wala ñoom lay doon parce que aussi askan bi ngeen di waxal. lu ci mën a am aussi mu leer parce que je pense que du ngeen focc ci xelu nit ñi li nga xam ne moom ngeen di bañ ci élite bi ñu def ko askan wi yéen aussi du ngeen ko def askan wi problème mu lettre bi s'il vous plaît nga baal ma rek ñu wax ci pour mu leer c'est pas méchant mais aussi ñu am dëgg bi. Pape Ngagne benn wala ñaar laa ci wax bi ci njëkk mooy man maa ngi nekkoon biir Rëbës ñu nëbb ma jant bi li xew ci biti man xamuma ko. li ma xam mooy bi coowal lettre bi amee sama avocat ñëw na ma seet ne ma Guy est-ce que lettre bi yaa ko bind. teg ci ne la délit la. non war nga xam ne délit la. loolu amul problème. waaw d'accord sa avocat am na fu mu egg ak yow. mais Pape Ngagne
man yàgg naa def ay manifestations non autorisées. ñu ne loolu délit la donc du question du waxu délit wala ñàkk délit. da nga ragalul délit. non 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 d'accord. da nga ragalul délit. du loolu mooy wax ci. non mais da nga ragalul délit donc. maanaam du loolu moo ëpp solo. ok li am solo mooy. man sama avocat dama ko ne binduma lettre bi génnewuma lettre bi. bu ma ko bindoon sax mënuma ko génnee. benn ñaareel bi bu ma ko génnee woon assumé ko xam nga lu tax bi ma duggee rëbës bi ma fay génn bés bu nekk ñoom ñëpp nekk rëbës xam nañ ne man suba ba ngoon ci kanamu garde yi ci kanamu détenu yi ci kanamu directeur bi ci kanamu képp kuy agent pénitentiaire li ma doon wax benn la. rëbës tel aspect tel aspect tel aspect tel aspect du dëgg du yoon. maanaam xaaruma génn rëbës pour wax ne rëbës baaxul. wax naa ko directeur bi. wax naa ko ñëpp wax naa ko sama waa néeg wax naa ko sama waa secteur 5 ñun ñuy seetaan wax naa ko garde yi ci yoon bi. wax nga ko ci lettre bi. lettre bi du sama lettre benn. ok ñaareel bi moo di ne gouvernement bi annoncé na benn enquête nañu bàyyi gouvernement bi def enquête ragal naa ne wax dëgg yàlla xanaa xëy na ñu ne Boy Djiné moo ko génnee. d'accord waaye duñu mës a mun a prouver ne man maa ko génnee parce que binduma ko génnewuma ko. waaw mais FRAPP yow la ñu wax ni yaa ko génne ñu nekk ci sa mouvement loolu la ñu wax que yow yaa ko bind. mais yow yaa ko signé. loolu la ñu mën a wax loolu la ñu mën a wax mais man biñ koy wax nekkuma fi xëy na bu ñu jokkoo woon ak man xëy na ñu wax leneen. mais biñ koy wax man nekkuma fii ci biti. d'accord en tout cas li ci leerul. wax dëgg yàlla nekkul lu gënal askan bi parce que lettre boo xam ne dañ ni yow yaa ko signé bind ko ñi nga say naataangoo yi nga bokkal xeex bi ni yow la ngeen taxaw bëgg ko weddi ci kaw nit ñi am na loo xam ne itam du responsabilité. lenn laa ciy wax Pape Ngagne ma yaakaar ne xëy na dinañ daanale foofu tomb boobu Pape Ngagne mënuma def fanweeri fan yu manqué ñaar wala ñett ci rëbës nga may laaj mbiru lettre ma wax la li ma la wax te mënuma weesu loolu. d'accord ndaxte li ma wax moo am. ok mais nag xam nga bu ma convaincre aussi grand. lan nga bëgg ma def. ma respecter sa position. nga respecter sa mbos. mais xam nga il faut aussi ma def su may relance loolu mooy logique parce que mënoo ma wax loo xam ne ba biñ fiy jógee nii xam nga mënuma jàpp ni yow lettre bi da li ma mën a jàpp rek mooy xëy na am na lu la ci sa avocat conseiller ànd nga ci ak moom et puis loolu moo lay noppal nga def ko léegi comme li nga wax nañu ñu bàyyi affaire lettre bi man lettre bi intéressé na ma grand loolu forme bi la woon c'est important mais fond bi xam nga ko junj tuuti. dama bëgg ñu taxaw ci tuuti rek c'est important parce que aussi rëbës ni nga ko waxee li ci gën a metti mooy jombul kenn jombuma man mi jombul ñi ñuy seetaan jombul kenn nattu la boo xam ni ku ne mën na ci dal nga dem fa kon yaakaar naa ni conditions yi am na solo ñu taxaw ci mais ci conditions yi daf ci am loo xam ni da nga ko naqarlu muy ñu def la yaramu neen lan moo la ci gën a naqari ci loolu. alors Pape Ngagne c'est parce que da nga ma laaj moo tax ma nar la tontu. parce que sinon du ma ci wax xam nga lu tax. parce que am naa kersa tey jii nii fii. ma toog di wax man samay mbir. man li ma dund rëbës lu mu métti yeneen 2700 détenus yi lu ñuy dund moo ko raw. am naa kersa. di appesantir ci sama cas non c'est pas personnel. maa ngi ñëw c'est loin d'être personnel comme question. maa ngi ñëw rek. c'est-à-dire yow la ñu am occasion pour wax ak yow. naa ci tontu ñi fa nekk ñëpp tooguñu fii pour wax ak ñoom. naa ci tontu voilà naa ci tontu Pape Ngagne. lu tax may insister foofu. dama lay jox benn anecdote biñ ma waxee am nga liberté provisoire ñu annoncé ma ko mënuma signe mënuma reetaan ci sama nekk ak ci biir Rebeuss ndaxte am naa kersa boobu am naa pudeur boobu parce que xam naa ñi ma sekkaloon Rebeuss jafe-jafe yi ñuy jànkonteel jafe-jafe yi nga xam ne ci laa leen naroon bàyyi xaw ma ndax yaa ngi comprendre donc am naa pudeur wax samay mbir parce que am na lu raw lu ko gën a graaw li nekk Rebeuss mais comme ñu ngi fi et que posé nga ko naa ci wax parce que bu fekkee man mën nañ ma def yenn yi man mi nga xam ne xëy na xaw naa siw tuuti kon lan la ñuy def le Sénégalais lambda le Doudou le Lamine lambda tu comprends un peu bi ma duggee Rebeuss def 5 à 10 minutes da ngay dugg rek ñu ne dañ lay fouiller effectivement man lire naa règlement intérieur Rebeuss maa ko sàkku lire la fouille elle est obligatoire. mais grand léegi nag loo ci dénoncer s'il vous plaît. une fois aussi. bul daw règlement intérieur lan nga koy dénoncer aussi. bul daw bul yàqamti laa bëgg a wax bul yàqamti du danga ma laaj. waaw maa ngi tontu. xam nga mënoon naa la bañ a wax ne am na règlement intérieur. non mais ñëpp xam nañ ne am na règlement intérieur li nga ma ne liir nga ko man loolu laa taxaw wax mais li nga ni liir nga ko moo tax mais xam ku ne xam na ni règlement intérieur am na Rebeuss. Pape Ngagne waaw
bàyyi ma incha allah. d'accord am tontu bi. ok la fouille elle est obligatoire. mais fouille mën na bañ a egg ci taatu nen. pour leeral nit yi ñuy déglu parce que yenn saa yi di nga ne dañ ma simmi gars yi foog ne yére la ñu simmi ak pantalon déedéet yére pantalon caleçon. li tubaab naan nu comme un verre. dañ ma simmi ba ma set wecc. am na ay détenus yoo xam ne kenn simmiwu leen bu ñuy dugg. da nga gis nga leen. mais dañuy waxtaan. waaw mais dama ne ndax gis nga leen laaw. Pape Ngagne man bu ñu ma dugalee sama. non mënoo ma wax ni la fouille dafa obligatoire nga taxaw fii aussi wax ni am na ñoo xam ni kenn fouillé wu leen. mais loolu aussi dafay indi 2 poids 2 mesures. Pape Ngagne waaw. mun nga jàpp li la neex mais au moins bàyyi ma eggali jusqu'au bout. d'accord après bu la neexee nga commenter. baal ma allez-y waaw. man nekkuma Mauritanie. waaye c'est pas parce que nekkuma Mauritanie que li ma nar a wax ci Mauritanie nga ne du dëgg. contre argument boobu mënul prospérer. d'accord donc man maa nekkoon Rebeuss yow nekkoo Rebeuss. bés boo nekkee Rebeuss. ñu commencé mun waxtaan. mais man aussi gis naa ñu nekk Rebeuss. waaw xam nga tu m'as parlé de Mauritanie. ma eggali man aussi dew ma Rebeuss mais. xam naa li fa nekk kon kay jàmbaar. waaw kon Pape Ngagne. bul ma wax ne comme gisoo amul. ok d'accord on peut être d'accord là-dessus. d'accord allez-y. ok du ñëpp la ñuy def taatu nen. d'accord. mais kon def nañ lu dul yoon. man dañ ma def taatu nen. ok te man bu may dénoncer taatu nen boobu c'est juste parce que dama ne bu fekkee man def nañ ma ko kon lan la ñuy def ñeneen. parce que ñoom leer na leen ne mu yéex wala mu gaaw bu ma génnee lépp lu ma fa gis lépp lu ma fa gis te muy nooteel ci doomu aadama te muy loo xam ne day sëggal doomu aadama naa ko wax. mais nga yaakaar loolu yoon la. ndax lan yoon la. mais non da nga yaakaar ni loolu yoon la nekk ci kaso bi après loo fa gis nga nettali ko est-ce que yaakaar nga ni loolu lu logique la lu nekk yoon la. dama jàpp ne lii jëmal Sénégal kanam. waaw mooy bu dëmm di seeñu doomu jàmbur dëmm li mu gën a bañ mooy ku ko jeebaane bu ñu toogee noppi ci jël doomu aadama d'accord. mais am na ci lu nekk sutura aussi am na ñoo xam ne seen ay mbokk xamuñu lu ñu nekkee franchement. est-ce que da nga bëgg par exemple nit ñi riir ku nekk xam ni sa mbokk lii dal na ko ci wala naqar yooyu nga bëgg def ci xolu nit ñi wala. non dama jàpp ne nit yi xam ko mooy tax nit yi am benn prise de conscience. ñaareel bi prise de conscience boobu indi mobilisation ne kat ce n'est pas normal. que néeg boo xam ne juróom fukki nit ñoo fa war a nekk. que lu jege ñetti téeméeri nit. nekk fa d'accord jaaduwul donc man loolu mooy sama mébét. parce que buñ ko noppiwee c'est parce que ñi ma jiitu Rebeuss kenn daanu ko woon wax moo tax affaire yooyu di am ñi nekk Rebeuss di ko dund c'est parce que 1960 enfin bu ñu taxawalee Rebeuss ak léegi abus yi fa nekk violation de droits de l'homme traitement inhumain et dégradant yi fa am c'est parce que ñëpp dañ ko doon noppi am sutura am kersa parce que da ngay génn Rebeuss. da ngay bëgg ma daaneel daf ci am solo aussi xoolal loolu neen nga wax léegi muy taatu neen imaginer ñi nga xam ni seen waajur wala seen mbokk wala nangam dem nañu kaso. mais ñu jàpp ni noonu lañ leen def. te loolu mi ngi jógee ci yow ci sa information. est-ce que loolu ici yaakaaruloo ni lu même bu fekkonte ni dëgg la dëgg boo war a mën a noppaale la nga mën a am leneen loo xeex lu dul loolu. dama jàpp ne ñenn rek ñoo am intérêt ñu ñàkk xamal ne infirmerie bu Rebeuss paracétamol ak antibiotique rek moo fa nekk. ñenn rek ñoo am intérêt. ñu xam ne. ñi ma dugaloon ajjuma Rebeuss bi ma leen gisee mardi seen tànk dafa néewi ndax seen deret daanul woon circuler bu baax ñenn rek ñoo am intérêt boobu mooy ñi koy def te xam ne du dëgg du yoon parce que bu fekkee xam nga ne loolu du yoon waroo ko def wala bu fekkee leer na la ne du yoon foofu ngay ragalee ñu wax ko ñooñu ñoo am intérêt léegi yow yaa war a wax ndax da nga ànd ak ñooñu di noot waa Rebeuss ou pas à chacun son choix man dama choisir sama camp. sama camp mooy ñi ëpp doole ci lim ci Rebeuss doomu béykat bi la doomu ouvrier bi la doomu néew di doole bi ñooñu ñooy toog ñuy séddale mburu yi di manqué ñooñu la ñuy ñëw ñu indi añ ñu leen di jox añ ci kopp plastique ñu leen di nattal ku nekk kopp plastique boo xam ne. mais c'est à l'image du dëkk bi la gis nga fii ci ñi nga xam ne nekkuñu kaso am problème mu ndekki wala añ wala leneen nangu nga loolu yow. loolu am na.
maa ngi lay déglu Guy Marius d'accord nga ni loolu aussi ci melokaanu dëkk bi la jàppal ni dëkk bi aussi am na jafe-jafe yoo xam ne mi ngi dund ci biir kër yi ñu nekkul ci kaso ñu ngi koy dund waxuma la ñi nga xam ne nag ñu ngi nekk biir kaso sama position ñi nekkul kaso lekk ju ba suur waxuma la ak ñi nekk ci biir kaso da nga bëgg ñu lekk ba suur sama position mooy waaw dama bëgg ñi nga xam ne mooy doomu aadama yu nekk biir Rebeuss ñu lekk bu doy lekk bu am qualité dama bëgg ñi nekk Rebeuss te toog juróom-ñetti at kenn attewu leen ñu atte leen xam nga lan mooy wax ji Pape Ngagne moo di ne jàngoro bi ngëb Rebeuss moo ngëb njàng bi moo ngëb wér gu yaram bi moo ngëb secteur yëpp maanaam dañoo am gouvernement boo xam ne li ëpp ci alalu réew mi da ko bàyyi da ko jaay doxandem yi as tuut bi fi des ñu koy séddoo seen biir ay 8 milliards de fonds politiques par an di taxawal ay institutions budgétivores et inutiles ñu bàyyi askan wi ci ndóol waaye nag waa Rebeuss nooteel bi askanu Sénégal di dund ndax politique jatang ak tënk googu impérialiste boobu waa Rebeuss ni ñu koy dundee moo gën a métti que ñeneen ñi nga xam ne am nañ seen liberté ndaxte ñi am seen liberté mun nañ fexe ba colmater benn mango benn banaana pour feesal seen biir mais yow mii nga xam ne yaa ngi biir Rebeuss munoo dem fenn liggéeyuloo munoo ñaan munoo fortaatu donc c'est beaucoup plus compliqué pour les détenus léegi donc am nga beneen combat kon su ma la déggee lu jëm ci ay pétrole beeg France dégage ak yooyu yëpp da nga koy stand by Rebeuss actuellement moom nga porté comme flambeau comme combat non kenn du ko stand by ndaxte Sénégal dafa mel ni jëmm doomu aadama foo laal muy métier. mais doomu wax da nga bëgg fukki franc ak juróom. li ma la mën wax mooy. man maa ngi bokk front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine ci gàttal FRAPP. FRAPP mooy décider lan mooy doon ay action am te FRAPP bi mu juddoog léegi mu ngi wax non aux APE en même temps mu ngi wax non au franc CFA en même temps mu ngi jàppale les animateurs polyvalents des cases des tout-petits ñi nga xam ne amuñu woon formation kenn daanuñu loon fay en même temps ñu ngi xeex pour la justice et contre les violences policières en même temps rien ne nous empêche loolu FRAPP moo koy décider démocratiquement ñu ne en plus de combat yooyu yëpp dañ ciy boole bii en plus de suñu implication aar li nu bokk ñu ngi waajal suñu manifestation àjjuma dañ ciy boole d'accord xeex pour que ñi nga xam ne juróomi at ñu ngi nekk Rebeuss te kenn àtte wu leen ñu àtte leen xeex pour des conditions carcérales inhumaines et non dégradantes. D'accord. Ou plutôt pour des conditions carcérales humaines et non dégradantes. D'accord Guy bu ma la doon laaj tey ñetti priorité ci Rebeuss yoo xam ne tey boo sañoon suba dañ koy régler lan ak lan lay doon. benn ñu àtte longue détention yi nit waratul toog 2 ans 3 ans 4 ans 8 ans te duñ ko àtte. xam naa kenn koo xam ne. mu ngi nekk Rebeuss mu ngi nekk à moins de 2 kilomètres këram mu ngi à moins de 2 kilomètres prison bu ñu ko tëj 8 ans mu ngi foofu kenn faaleegu ko mu ngi toog ne pat man néeg bi may dugg am na kenn koo xam ne doomam bu mu doon judd mu ngi amoon 1 an dafa toog 8 ans bi ñu ko génnee ñu ne ko acquitté yaa ngi may dégg donc longue détention yi nañu àtte nit yi te longue détention yi li ko waral bokk na ci li mu doon wax sànq est-ce que xam nga ne Pape Ngagne il y a un déficit maanaam li ñu manqué li ci magistrat ak ñi di àtte toll na ci juróom-benn téeméer. nga foog ne yoon la jamono jooju président de la République di maye 10 millions pass militant Matam 5 millions pass militant Kaolack yoon la président de la République di joxe 4 millions à un parti politique par mois pendant 4 ans fekk ne ñu ngi am un déficit de juróom-benn téeméeri àttekat. suñu ay doom nekk biir Rebeuss mën a toog juróom-ñetti at kenn du leen àtte priorité numéro 1 mooy longue détention yi nañ ko fa jëlee longue détention yi nañ ko bàyyi te ñu àtte xale yi ñu xam nga Rebeuss dafa dem ba. non wax nga ma longue détention. ñaareel bi mooy surpopulation carcérale maanaam. longue détention yi na ko réglé normalement. c'est que dama xamul. longue détention yi ñaata la concerné moo tax mënuma xam a priori ndax bu ñu régler longue détention yi dina am impact ci surpopulation carcérale mais nu mu mënti demee 800 détenus moo taxoon ñu créer Rebeuss instant yi ni 2700 foog naa ne xëy na loo atte Rebeuss dina romb kiiwam et li may wax ci Rebeuss ñëpp xam nañ ne fanweer ak juróom-ñaar ci établissement pénitentiaire maanaam kaso yi nekk Sénégal ñoom ñëpp dañoo fees bay tuuru xëy na Rebeuss moo si raw donc surpopulation carcérale bi du yoon nañu teg prisonniers yi ci anam yoo xam ne d'accord dina
c'est humain parce que wax dëgg yàlla li fa nekk dafa xaw a doy waar donc surpopulation carcérale bi daal nañ ko kii ñetteel bi bon j'ai l'embarras du choix parce que après doo xam lekk gi waaw peut-être lekk bi wala faj bi c'est vrai mooy li may wax mais li ma wóor mooy ginnaaw samay ñaar wala ñetti priorité réewu Sénégal ak li mu am ci am ci richesse buñ ko saytu woon ci beneen anam kenn du toog di wax ñaar wala ñett wala ñeenti priorité moo xam ci prison yi maanaam kaso yi moo xam ci njàng bi moo xam ci wér-gu-yaram bi donc loolu moo tax ñun waa FRAPP ñuy militer pour la souveraineté économique maanaam dafa jot Afrique moom boppam ci am-amam. dafa jot Sénégal moom boppam ci am-amam. et que am-amam. jëriñ askanam. plutôt que les multinationales. ak l'élite sénégalaise. mais militer aussi pour respect des institutions war na leen notamment yow laa ci gën a dégg li nga xam ni moom ngay wax te lu ci bëri dama koy jàppee xotti wor ma maanaam manque de respect institution notamment parfois le président de la République parfois le procureur de la République parfois les agents yi nga xam ni ñoom ñoo lay jàpp ci marché yi nga teganteeg ñoom dënn wala nga xëccoonte ak ñoom mais est-ce que yaakaaruloo aussi respect ak cër war na ci sa diggante yow aussi ak institution yi. pour d'abord ci propos yi ak ci comportement. pour mu mën a tontu sa question dama bëgg mu leer sam bopp. loo ci bëgg mu leer la wax président de la République. loo xam ne dafa ñàkk dëppoo ak respect. mais attends c'est-à-dire man dégg naa la ci émission yàggul procureur de la République ngay wax. non je commence par le président. par le président mais grand le président de la yow yaa ne président procureur dama bëgg mu leer benn par benn lan laa wax président Macky Sall te mu nekk irrespectueux. mais bari na ci sa discours yëpp mais non je m'explique tout à l'heure rek wax nga noo xam ne noonu lay saaxee alalu réew mi ni muy def mais attends te yow loolu ay preuve nga ci am jàmbaar attends wax ma. Pape Ngagne naa la wax li ma wax procureur Baye Sall la dafa jël dogal bañ a nekk procureur de la République mu nekk procureur Macky Sall procureur njabootu Faye Sall procureur APR ak Benno Bokk Yaakaar. lan nga ko argumenté yow nag boo buggee nekk journaliste Sall. nga wax ma ko. amul problème non parce que. xam jàmbaar boo waxee ne dama saaga président Macky Sall. mais foog nga jox ma ba pare nga ne bëri na. foog nga jox benn exemple li ma la ci wax léegi rek li nga wax ci plateau bi. man du ma nekk di recherche jëm suba. li nga wax fii rek léegi. li ma wax ci respect ci président de la République mun naa ko bamtuwaat dama ne. amul Sénégal. ñi jiite Sénégal. dañ ko jaay doxandem yi impérialisme. ñaareel bi. as tuut bi fi des. ñu jël ko aakimoo ko. naka lañ ko aakimoo 8 milliards de fonds politiques par an yi ñuy jox passe 5 millions 10 millions ay militants yi ñuy jël di jox ay partis politiques 4 millions par mois fekk ne ñu ngi am téeméer boo jël ci doomu Sénégal. mais yow da nga ko gis. mun naa si joxe loolu mënuloo ko wax ci kilifa te teguloo ci sa bët. mun naa si joxe ñetti firndeel. waaw benn wax loolu. nekkul xotti war ma président de la République ñaar am naa si ay firnde. mais bu fekkente ni su fekkente ni corruption la wala concussion la. lan la loolu naa si joxe ñetti firnde. Mamadou Ndoye njiitu LDMPT moo fi wax ñëpp dégg ne président Macky Sall 4 millions par mois la doon jox LDMPT benn. ñaareel bi am na benn parti bu ñu woowee yoonu askan wi. ci buntu crise Ebola. fii la wax sénégalais yëpp dégg ne dañoo woo njiitam ne ko am 1 million. te 1 million yooyu dafa nar a wëy parti boobu jël xaalis bi jox ko Eva Marie Coll Seck ne ko yow yaa ko gën a soxla ndaxte ñu ngi ci jamono Ebola yaa ngi def ket ba pare ne président de la République. bul ñu joxati xaalis. ndaxte tant que voté wuñu loi sur le financement des partis politiques. xaalis bi na nga ko dugal ci askan wi. muy ñaari preuve. ñett mu am sama baay bu baax Alla Kane. Mor Ngom woo ko pale ne ko président de la soxla pour waxtaan sur des questions d'enjeux majeurs mu ne ko d'accord Alla Kane dem pale mu egg ci buntu pale bi gendarme bi jox ko benn enveloppe mu ne ko lii lan la mu ne lii lañ ma jox pour yow mu ne ko déedéet man ndaje laa ñëw mu ne wol Mor Ngom. Mor Ngom nekk ci téléphone doyen Alla Kane enveloppe bii président de la République moo leen ko baaxee yéen Macky te incha allah weer bu nekk di ngeen ci jot. muy ñetti firnde wax loolu du xotti war ma président de la République. am nga beneen laaj. mooy procureur aussi. waaw xam nga. procureur. ak aussi waaye procureur avant ñu ñëw ci sa comportement yow. mais lan laa saaga ci procureur.
mais procureur de la République respect la aussi institution la. rafet na jaaduwul nga koy wax ay procureur ay Baye Sall wala ngay wax naan procureur famille dynastie Faye Sall et autres loolu si cër la bu fekkente ni da ngay xeex. ñaar laay wax mën naa respecter li nga wax. damay respecter nga am gis-gis bu wuteeg sa mbos waaye d'accorduma ak sa gis-gis ndaxte dama jàpp ne institution yi moo war a def li tax ñu war ko respecter bu fekkee procureur de la République yàkkamtiwul lu dul Karim Wade mu accélérer dossier yi tëj ko. yàkkamtiwul lu dul Khalifa Sall. mu accélérer dossier bi tëj ko. yàkkamtiwul lu dul Guy Marius Sagna mu accélérer dossier bi tëj ko te Cheikh Omar ñebbe aan naan 4500 lay jëndee kilo ñebbe pour suñuy doom étudiants yi. Mamour Diallo 94 milliards. muy toog di xoole ñu saisir ko deful dara ba majorité parlementaire bi naan dañuy taxawal commission d'enquête parlementaire. coowal 29 milliards bu Mbaye Niang mu ne pat ak yeneen procureur boobu taxawaayam tëddeewul njaaxaanaay maanaam day def. mais yow yaa ko war a wax est-ce que yow yaa habilité pour wax ko tëddeewul est-ce que yow yaa ko war a wax. ñun doomu Sénégal. ñoo ko koy wax bu fekkee président de la République mënu ko wax. bu fekkee président de la République dafa ragal procureur wala procureur di ko defal liggéeyam lu mu ko sant ñun ñii nga xam ne président Macky Sall surgale ci ñun ndaxte daf ñu war a servir ñun peuple sénégalais ñun ñooy souverain ñun dinañ ko fàttali li nga xam ne mooy yoon maa wax Pape Ngagne procureur de la République tëddeewul njaaxaanaay procureur de la République li mu fi nekkee mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey moo tax il mérite le nom de Baye Sall. d'accord loolu aussi moo indi comportement bi nga am vis-à-vis parfois dañ koy gis ci marché yi bu ñu la jàppee nga xataraayu ak ñoom xëccoonte ak ñoom est-ce que loolu yaakaar nga ni aussi lu rafet la. muy ñett wax nga benn président wax nga ñaar procureur ñu ñëw léegi ci sama posture ak force de l'ordre yi ñaar wala ñetti at yi passé ñun waa FRAPP li ñu wax ci force de défense et de sécurité yi amul beneen organisation bu ko wax dem nañ ba bind suñu këyit dugg commissariat par commissariat di ko joxe lan lañ doon bind ci këyit yooyu dañ doon ne yéen policiers yi motu leen ñeenti junni ci Sénégal. et pourtant Sénégal war na am lu minimum 15 000 policiers. seen liggéey métti na vous avez une surcharge de travail ndaxte yéen 3000 et quelques policiers yaa ngi di def liggéeyu 15 000 policiers. seen nelaw doyul seen matériel doyul li ko waral mooy saytu winu réew mi di bàyyi wurusu Sabadola téeméer boo jël 90 yi 95 yi génn astut moo fi des donc du ñu am xaalis bu doy pour mettre leen dans de bonnes conditions pour seen lim mu baax d'ailleurs sax kaaraange gi boo gisee mu ñàkk mais 4000 policiers naka la ñuy defee liggéeyu 15000 policiers loolu ñun ñoo ko wax la même chose ci gendarmerie wax la même chose ci sapeurs-pompiers xam nga laa bëgg a wane dama bëgg a wane ne ñun li ñu défendre policiers yi gendarme yi suñu sapeur pompier yuy fay daay ak butéelu Kirène xaw ma butéelu Casamance ak ñoom seen ñun wax jooju amul benn organisation bu ko def comme ñun léegi nag à une loi injuste si opposer est un devoir maanaam nooteel diine bi nga bokk ma nekku musulman moo ne boo gisee li nga xam ne du yoon da nga koy naxarlu ci jëfin mënoo ko nga naxarlu ko ci wax mënoo ko nga naxarlu ko ci xol ñun nag. ba ci outrage. ñun nag ba ci outrage. lenn laay laajte. non xam nga. dama lay tontu mais xaaral ma tontu la yow doo procureur. non procureur mu ngi fi. non bul wax non. xoolal non mag yow ñu ngi wax yow non. Guy procureur mu ngi fi. waaw mais Guy. non Pape Ngagne doo procureur. bu fekkee ñun dañoo jalgati yoon man particulièrement yoon na def liggéeyam waaye dama bëgg a wax. ñun du ñu nangu ñaaw ba pare ñàkk fayda xam nga luy loolu mooy du ñu nangu ñu ñuy sàcc ñu ñuy noot ba pare naan ñu du ngeen ko fi waxee wala nii ngeen ko fi waxee loolu moo tax man personnellement. mais egg ci ba ci xëccoonte ba ci ñàkkante ak ñoom loolu moo tax non dama ni da nga ci egg ba ci ñàkkante ak ñoom alkaati yi ak seen tenue. gis nga bu ko jaree. waaw bu ko jaree bés ñu dem ñun ñëpp taxaw buntu pale te kenn du ñu tere avancer parce que xam nga lan la ngay yow. sa jabar say doom bu jigéen yaa ngi wax lu gën a graaw nag yaa ngi annoncé lu gën a graaw Pape Ngagne yow sa jabar sa doom bu jigéen bokkul ci ñeenti jigéen yiy dee bés bu nekk Sénégal d'une grossesse ou des suites d'une grossesse
buñ si bokkoon doo waxee nii yow sa doom bokkul ci lu ëpp juróom fukki xale de moins de 5 ans yiy gaañu ci Sénégal bés bu nekk ndax lan biir bu daw ndax lan infection respiratoire aiguë mooy ay sëkkat ak ay socc parce que dañoo jël suñu alal di ko manque ronguñu baadoole di siim cere buur parce que. attends xam nga réponse bi ngay tontu nii xam nga lii nag aussi beneen affaire la yaa ngi ciy dugal suma famille seen yoon nekku ci li nga xam ni moo am. non attends mais attends jàmbaar non mais yow xam nga yaa ngi leen di tooñ seen yoon nekku ci. franchement Guy Marius li ma la laaj lu simple la yow alkaati yi ci cër boo leen war a jox jaadu na taxawal fii nga taxaw. tontu naa toogul fii nga toog. Pape Ngagne tontu naa la ba pare. mais nga ni ma même bu jaree ma raag ak ñoom dama koy raag ak ñoom. Pape Ngagne tontu naa la ba pare léegi nag ñi ñuy seetaan ñooy àtte ndax yow li ngay wax ak sa relance yi moo ëpp solo li may wax. ok Guy lu jëm ci fausse alerte yi nga xam ni ci nga demee kaso ndax mën nga ci c'est vrai am na ñu wax ni du sa écriture mais ak lu mën a xew génnu leen yéen waa FRAPP France Dégage ndax mën nga si dellu si waat ci information boobu ngeen joxe woon. lenn laa mun wax pour mën a tontu sa laaj de manière exhaustive dañ ma jàpp mardi 16 juillet mu ñëw ñu ne ma ñaari poste ngi sa poste la wala du sa poste Facebook sa poste la wala du sa poste ma xool muy poste boo xam ne dafa ne métit la naxar la suñu ay doomu Sénégal y compris les ministres ak ñoom seen di dem faju bitim réew di dem deewi ci hôpitalu bitim réew moonte de juróom fukki at ak juróom-ñeent am bi nekk ci Sénégal mën nañ doter le Sénégal ak askanu Sénégal de structure de santé yoo xam ne du ñu sax soxla dem Maroc mbaa États-Unis mbaa France pour faju ñu ne ma poste bi est-ce que sa poste la ma ne leen lu ngeen may toppee ñu ne amaguñu lu ñu lay toppee benn ma ne leen kon duma tontu benn question parce que foog ngeen wax ma lan mooy infraction lan mooy charge parce que mënoo téye nit ba pare di ut li ñu koy toppee muy benn ñu ñëwaat mardi ñu posé ma ay laaj yu bëri mat na téeméer laaj bu ñu laaj ma ne leen lan ngeen may toppee ñu ne xamuñu ma ne leen du ma tontu ba téeméeri laaj. boobu an sa avocat. mu ngi toog. ok mardi talaata àllarba alxames ba ajjuma ci ngoon lañ ma soog a wax juge bi ne ma fausse alerte au terrorisme li ma bëgg a wane foofu moo di ne Pape Ngagne ñun ñëpp dañoo nekk suñu liberté suñu sañ-sañ suñu bakkan dafa nekk ci xottu gerte. ndaxte ku nekk ci Sénégal bu ñu bàyyee lii jàll mun nañ la ñëw convoqué di wër lu ñu lay daanee di wër lu ñu lay toppee te loolu kenn waru ko nangu ñu ñëw nag ci fausse alerte au terrorisme. binduma signé wuma conférence de presse bi seeni confrères ñu ngi fi. partagé nga. image maa ngi ñëw non FRAPP France Dégage moom mooy partagé conférence de presse bi ñi ko animé bokkuma si waaye maa ngi bokk FRAPP France Dégage maa ngi koy assumé. ñu ne maa wax lii man ne leen bokk naa FRAPP France Dégage mais man binduma signé wuma donc du mënoo ko attribuer Guy Marius Sagna donc booy topp bu fekkee mën na nekk bañu ma ngeen topp ñun ñëpp waa FRAPP France Dégage mais mënoo topp kenn nit loolu de moo ci am donc fausse alerte au terrorisme boobu du sama wax man boo duggee ci moteur de recherche di nga gis samay contribution personnelle yoo xam ne damay bind titre bi bind par Guy Marius Sagna mais loolu wax dëgg yàlla bon signé FRAPP France Dégage comité de coordination nationale. mais assumé nga ko en tant que membre FRAPP France Dégage. non c'est-à-dire les propos yi assumé nga ko. c'est-à-dire que mënu moo ko assumé xam nga lu tax kuréel moo ko wax man maa ngi bokk ci kuréel bi bu fekkee état dafa am jafe-jafe ci propos yi Pape Ngagne mënuñu la topp ci li nga xam ne yow sa waa daayira ñoo ko wax déedéet dañuy convoqué waa daayira bi yëpp bu dee loolu mën na nekk mais mënoo ñëw daayira bi wax lii wala ASC bi wax lii nga seppi si benn nit boo xam ne nekkul njiit li nekkul coordonnateur signé wu ko biñ koy wax teewul ñi ko wax ñu ngi nii ràññee nañ leen nga bëgg si seppi Pape mais donc propos yi yow revendiqué wuloo ko. lan mooy revendiqué loolu laa bëgg a comprendre. mais revendiqué mooy nga ni li ñu wax FRAPP Dégage man jàpp naa ni dëgg la ànd naa ci. xam nga loolu laa bëgg a wax mu leer kay. d'accord léegi xam nga lan mooy wax ci. waaw mais foog état bi ak justice bi wax lu leer nañ
sëñ bi man li may wax ak yow fii laa koy wax ak yow déedéet xaaral déedéet man waxuma justice bi ak état bi man ak yow ñooy wax. non man ak yow ñooy wax. Pape Ngagne man liñ ma toppee mooy fausse alerte du dëgg man personnellement defuma fausse alerte donc justice tamit dafa am yoon nu muy doxee munoo ma ne waaw léegi yow jàpp naa la ci daayira bi nga bokk léegi sax d'ailleurs li daayira bi wax est-ce que d'accord nga ci ou pas du noonu la ñuy régler problème Pape Ngagne. non loolu léeg problème justice la lii man ak yow problème communication la. waaw def ngeen benn poste boo xam ne c'est pour communiquer ci benn affaire. waaw loolu laa bëgg a wax ak yow léeg problème justice la. ok maa ngi soog a comprendre. waaw li ma lay tontu lu gàtt la moo di ne man liberté provisoire laa am liberté provisoire daf ma xañ benn affaire. mooy l'instruction est en cours. même loo gëm dootoo ko wax. non même boo ko gëmee. maa ngi ñëw. même boo ko gëmee sax. maa ngi ñëw da ngay ragale dellu kaso. maa ngi ñëw. ok maa ngi ñëw. l'instruction est en cours. lépp li nga xam ne laal na instruction bi mënuma ci wax loolu yoon yow mi doon wax waxu yoon moo ko wax par respect à mes avocats par respect à l'instruction en cours. lépp li nga xam ne concerne na instruction bi du fii laa koy waxee bu ma koy waxaat xanaa kay ñu jël si waat ma yóbbuwaat ma ci kanamu juge bi. gi est-ce que xam nga da nga daw wax ji. bu la neexee. ok d'accord kon nga foogoon naa nag di nga ko assumer mais comme assumer wuloo ko ñu dem ci leneen loo xam ni jàpp naa di nga ko assumer nga ni 59 ans ginnaaw bi ay kilifa di dem bitim réew di fa faju man awma problème ci terme bi mais man ci moment bi la kon ci contexte bi la contexte bi nga xam ne Ousmane Tanor Dieng ci la faatu te ci même jour bi ci presque heure yi ci nga bind poste bu mel noonu est-ce que yaakaar nga loolu itam lu rafet la. foog nga wax ma d'abord lu ñaaw ci. non mais non attends xam nga kilifa boo xam ni dem na nit ñi au moins ñu ngi ci am lu leen naqari yi ak yooyu yow sa premier poste mooy après 59 ans ñuy dem bitim réew di fa faju ak yooyu man poste loolu laa lay expliquer. jàmbaar ba léegi waxoo ma li ci ñaaw. mais li ci ñaaw mooy ci contexte bi. ok comme bëgg a wax li ci ñaaw naa la tontu xam nga lan moo si naroon ñaaw diine yi dañoo wax ne bu dee dañoo wax waxu diine que bu nit gaañoo waroo wax ci moom li ñaaw boo ko xamalee lu ñaaw noppi ko bu dee da nga nar a wax te li nga nar a wax ci Guy Marius Sagna mi génn àddina li ñaaw la noppi ko. man li ma wax ci poste bi mooy Ousmane Tanor Dieng génn na àddina quelle tristesse quel gâchis moonte de ñii di dee hôpital bitim réew yépp mënoon nañ dee fii ci seen njaboot mënoon nañ faju fii ci seen njaboot amul dara li ma wax ci président Ousmane Tanor Dieng yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na ko yàlla xaree aljana dama ne quelle tristesse quel gâchis maanaam naxar bu toll nii naxar bu weesu lii mënul am ndaxte kat ñii mënoon nañ gaañu fii ci seen wetu mbokk mënoon nañ feebar fii faju fii ma dolli si beneen dafa nekk sax danger suñu ay njiit même bu ñu bokkul gis-gis politique ñuy dem faju ci beneen réew ndaxte réew yooyu ñuy faju réew yooyu seen intérêt mooy jatang Afrique mooy tënk Sénégal mooy aakimoo Afrique di ko jëriñoo donc suñu kilifa yi nañu xoolaat bu baax a baax man bu ma sañoon même président Macky Sall mi nga xam ne bokkuñu gis-gis bu amoon feebar bu gën a raar du dem faju bitim réew dinañ fexe ba mu am hôpital fii bu koy faj parce que suñu président la beneen puissance bu ko jotee yeneen médecin yoo xam ne seen réew la ñuy défendre d'accord kenn xamul lu ñu ko mën a waxloo wala lu ñu ko mën a def donc man loolu mooy sama préoccupation mooy ñu am système sanitaire boo xam ne dafa performant de qualité et boo xam ne askan yëpp mën na ci faju fii ci réew mi te ñu bañ a dem bitim réew. d'accord léegi loolu boo ko boolee ak France dégage mu nekk sa combat sa slogan bokk ci sa ay combat mais loolu boo ci jëloon réciprocité France aussi wax Sénégal dégage sa compatriotes yi nga xam ne ñoo fa nekk ñi nga xam ne ñu ngi ci yenn affaires yi c'est-à-dire est-ce que loolu yaa ngi koy xalaat ci ñaari réew yoo xam ne seen doole bokkul bii mi ngi ci développement bii mi ngi ci sous-développement yow sa taxawaay nekk nañ fi jóge. Pape Ngagne d'abord préciser benn affaire man dama bokk FRAPP donc du sama combat man bëgguma personnaliser benn membre rek laa ci FRAPP te sax duma njiit bi donc dama bokk FRAPP am benn combat am ay campagne yu bëri campagne bi bu njëkk lancé mu ngi tudd
pour la souveraineté monétaire France dégage en réalité du France dégage c'est pour la souveraineté monétaire France dégage maanaam ngir moom suñu koppar ci koom ngir suñu koppar ñu mun ko jëfandikoo ni Chine di jëfandikoo son yuan ba Donald Trump d'accord di yuuxu di daanu yësi parce que Chine day utiliser kopparam ngir mu booster son industrialisation ngir mu booster njaayam marchandise am ngir mu booster sa politique d'emploi ngir ñun Afrique ngir ñun Sénégal ñu mun jëfandikoo suñu koppar ngir béykat yi am xaalis bu doy crédit bu doy pour mun produire suffisamment ngir suñu petite et moyenne entreprise. mais loolu dañuy xëy def ko. maa ngi ñëw non gi aussi est-ce que loolu réew dafay xëy réew bu mel ni Sénégal est-ce que dafay xëy rek pour def ko. da nga ma laaj benn question tontu gu ma si je suis d'accord naa la tontu ñaareel question bi mais may ma tontu. première question bi d'accord donc ñu ne France na génnee loxowam ci suñu koppar. donc loolu la ñu tuddee pour la souveraineté monétaire na France. génn suñu conseil d'administration de banque centrale ndaxte conseil d'administration bu banque centrale Union européenne benn ndaw yi doxandem du fa toog banque Chine benn ndaw doxandem du fa toog banque États-Unis lan moo tax ñun Sénégal ànd ak yeneen juróom-ñetti réew yeneen juróom-ñaari réew muy BCEAO ndaw yi France di fa toog di am sañ-sañ voté ba am sañ-sañ sax si yenn dogal yi bu ñun ñëpp jaaree gauche moom bu jaaree droite plutôt d'accord maanaam day bloquer décision yi loolu la ñuy wax et que donc franc CFA bi bokk na ci li ndolloo maanaam Sénégal ak yeneen réew yi pour ñu mun utiliser franc CFA ngir mu servir suñu développement foog ñu moom. est-ce que gis nga xam nga ni am na combat la boo xam ni est-ce que xam nga combat boobu seen combat la rek yéen waa FRAPP. Pape Ngagne est-ce que xam nga seen combat la rek yéen. Pape Ngagne est-ce que loolu jaaxalu leen mu nekk combat boo xam ni da ngeen ci wét. parce que gisuma benn nit boo xam ni am na benn envergure ci wàllu politique wala ci leneen boo xam ni accompagné na leen ci combat boobu. léegi nag ñu ne pour la souveraineté France dégage bu ñuy wax France état France la ñuy wax. amuñu benn problème ak français waxuñu français dégage dañoo ne France dégage parce que état français état néocolonial la maanaam état boo xam ne noot moo ko tax a jóg état boobu moo bombardé Gbagbo état boobu bokk na ci ñi rey Thomas Sankara état boobu bokk na ci ñu dugal seen loxo ci génocide rwandais. non intérêt français yi ngay wax. léegi waaw léegi. ñu ne France dégage waxuñu français dégage. donc ñun amuñu problème ci li ma laaj léegi nag. comme waxuñu français dégage lan moo war a tax ñu wax sénégalais dégage bés bu état du Sénégal naree dem ci beneen réew di ko noot ñooñu muy noot bés bu ñu waxee état Sénégal dégage yoon lay doon parce que nag li ma bañal état français du ma ko nangul sama réew du ma nangu tamit état sénégalais dem beneen réew di fa noot beneen askan à cette seule condition Sénégal dégage et pas Sénégalais dégage serait juste et légitime xaw ma ndax comprendre nga. amul combat beneen bu ngeen mën a téye grand. léegi ndax am na ñeneen ñoo xam ne d'accord nañu ak ñun mais président Idrissa Seck bind na benn këyit wax ne franc CFA nu mu tëddee d'accordu ci d'ailleurs sax dina indi ay réformes président Ousmane Sonko def na campagne moom waxul France dégage waaye li muy wax mooy dafa jot. soit Sénégal am kopparu boppam te France du ci dugal loxoom soit ñun réew yi sekk franc CFA dinañ am suñu kopparu bopp te France du ci bokk donc jeu de mots la moom du wax France dégage mais ndeyu wax ci moo am solo mu ngi koy wax ñeneen ak ñeneen ñu ngi koy wax mais élection présidentielle française bii passé amoon na ñett mbaa ñeent ba juróomi candidat doomu France yi nga xam ne dañoo waxoon ne bés bu ñu nekkee président dañuy génne seen loxo ci franc CFA. bilan combat bi lan la. tey boo ñu ko doon wax bi ngeen ko tàmbalee ak léegi lan nga ci mën a téye teg ko loxo. mën naa si wax lu bëri tey jii nii am na ay téeméer ak ay téeméeri doomu Sénégal. yoo xam ne ay jàngalekat lañu ñu ngi leen di woowee animateur des cases des tout petits animateur polyvalent des cases des tout petits dem na yóbbu nañ leen formation te avant amuñu woon formation ñu ngi fayee ko weer bu nekk payoor. te loolu xeex moo ko indi. xeex boo xam ne ñun dañ ci dugal suñu loxo bu baax a baax ndaxte xeex boobu rek tëj nañ ñu si jàpp nañ ñu si lu mot fanweeri yoon. sama premier mandat de dépôt Tambacounda la woon xeex bii la woon dañ ma tëye dugal ma maison d'arrêt et de correction bu Tambacounda ak yeneen juróom-ñeenti jàngalekat yooyu. pendant 5 jours. donc pour man bu fa yemoon sax mu neex ndaxte kat say moroomu doomu Sénégal père de famille mère de famille soutien de famille ñuy toog juróomi at. muy bénévolat te ñaari at maximum lañ ko waroon def ñuy jàngale ci case des tout petits yi fekk ne amuñu sax formation tey bu ñu amee formation ñu am payoor dañ koy sant yàlla sant ci suñu ay mobilisation ñoom ak ñun benn
ñaar Aïssatou Cissé département Pikine waa Kër Timbo fiir ko ci jamono campagne électorale comme bëgguñu yàkkal mais campagne yu président Macky Sall ñu ne pat xale bi dañ ko amputé dañoo dagg tànkam amul benn aide kenn seet siwul famille bi xale bi dematul école mënatul dem école muy souffrir ñun bi ñu ko yëgee FRAPP France ñun waa FRAPP dañoo ne lii du fi amee tey te ñu toog ne pecc ne pat ne tekk ne meng ñu ne di ngeen ko faj wala di ngeen ñu dégg mu jaral ñu def manifestation non autorisée mu jaral ñu policiers yi ñëw ñuy raag ak ñoom ndaxte bakkanu doomu aadama moo ko laaj ah gars yi ñëw nañ de délégation jox ko xaalis doyul ñu évacuer ko dañ koy sant yàlla te xooluñu ci papam APR la bokk te APR la bokkoon. d'accord ñetteel bi Auchan Carrefour taxaw fi commerçant yi ne Auchan dégage ñu ne yéen commerçant yi li ngeen wax ñun moom la ñu wax ndaxte doomi réew mooy tabax réew même bu ngeen amee ay matadi dañ leen war a renforcer ba pare xool naka la ñuy rectifier seen erreur forcer leen ngeen corriger wu ñu naan Auchan dégage ñoom commerçant yi ñun ñuy wax Auchan dégage mais bu duloon suñu xeex boobu président de la République du jël benn décret organisant la grande distribution dafa naroon ne pat Auchan di dugg Carrefour di dugg Leclerc di dugg Lidl di dugg suñu ay commerçant di dee di jël gaal gi donc am na décret am na arrêté xeex moo ko waral ba waa APR yi nga xam ne musuñu xeex musuñu sëkkat dem fële ca Kaolack di xulloo seen biir naan décret bi waa APR bu Kaolack bu ñu munee warante ci décret ginnaaw yàlla commerçant yi doon wax Auchan dégage ak ñun waa FRAPP Auchan dégage mun naa continuer di ok mais combat yooyu yëpp nag dafay laaj budget du da ngeen di dox di ko def du da ngeen di tax non laaj na budget transparence pour transparence budget yooyu fan lay jógee ñaar wala ñett laa li ciy wax benn bi mooy naa leer ba wax la ne ay mbootaay yi nga xam ne dañoo ànd ak George Soros contacté nañu pour financer nañu ñu ne leen déet ñun duñu nangu financement George Soros ndaxte George Soros dafa bokk ci ñii di noot Afrique te ñun dañoo bëgg a yeewi Afrique George Soros fait partie du problème donc duñu nangu fistinu George Soros donc ñun nekkuñu ñoo xam ne donte sonn nañu donte am nañ jafe-jafe dañuy nangu xaalis fu nekk benn ñaar suñu ay militants ñooy cotiser ñett ay doomu Sénégal ñooy naan ah gis nañ seen campagne yi gis nañ li ngeen di def Aïssatou Cissé APE franc CFA yeneen ak yeneen gis nañ ne vraiment yéen man ngeen jàppale ku am junniyoom jox ñu ku am ñaari junniyoom jox ñu ku am téeméeram jox ñu doyul nag ndaxte suñu yéene ci Sénégal weesu na as tuut bi ñu am. la preuve bi ñu njëkkee wax dañuy organiser défête de l'indépendance suñu siège nekkoon centre de bopp coow li ne cruus. mais li nga may wax ni yomb na de ay donation li ki joxe lii ay militants maa ngi ñëw waaw. bi ñun suñu siège nekkoon centre de bopp président Macky Sall fexe ba ñu dàq ñu France centre de bopp tey jamono ji may wax ak yow amuñu siège. tey ñu dem abbi saal sangam suba ñu dem abbi saal sangam amuñu xaalis suñu ay membres ñooy génnee ak ay doomu Sénégal di ñu jàppale loolu mooy li am. alors di nga ma baal nag dañuy dellu xam naa ni rëbës parce que dafa am ñaar ñoo xam ne yow yaa ñu leen mujj a gis muy Khalifa Sall ak Adama Gaye c'est vrai que ñi fa nekk ñëpp. wax dëgg yàlla suñu ay nit lañu suñu ay lépp lañ mais ñaar ñooñu vu l'actualité dafa am solo ma taxaw ci tuuti Khalifa Sall est-ce que am nga occasion gis ko foofu à Rebeuss ngeen gisante. ñaar laa ci wax bi ci njëkk mooy wóor na ma ne Adama Gaye ak Khalifa Sall li leen gënaloon mooy ñu gën a wax ci 2700 prisonniers yooyu torox. ndaxte ñoom lu ñu sonn 2700 prisonniers yooyu ñoo leen gën a sonn. c'est parce que da nga may laaj moo tax ma lay tontu. waaye bu ma sañoon ñu gën a focaliser wu pas ci condition Guy Marius Sagna bi mu nekkee Rebeuss wala Khalifa Sall wala Adama Gaye mais doomu béykat ak doomu ouvrier yi nga xam ne siwuñu ni Adama Gaye siwuñu ni Guy Marius Sagna mooy li ma la jàmbal Khalifa Sall léegi nag ma tontu la voilà mais xam nga pour nga tontu il faut nga indi propos yoo xam nga mënoon na ci ñàkk aussi mais du yow yaa ngi campagne waaw tam damay campagne allez-y ok du ma ñaaw ñàkk fayda du ma ñëw fii ba pare te du ma wax li ma bëgg a wax d'accord allez-y ñaareel bi mooy Khalifa Sall musuñu toog parce que mënul woon nekk bokkuñu sax secteur man maa ngi nekkoon secteur 5 chambre 36 Khalifa Sall mu ngi nekk en isolement mooy lan
isolement yàgg nga ko dégg. ñun ñëpp xam mais nga expliquer ma clairement ma xam. Khalifa Sall moom ak néegam kase bokkul néeg ak kenn. ba pare sori nit ñi fi ñu nekk. voilà ba pare voilà xanaa nit yi di romb mën na leen gis waaye man par exemple saa bu ma dajewaan ak moom waaw ñëpp ñëw waaw il est pas question que ñu jegewante donc Khalifa Sall mu ngi nekk isolement waaye lenn moom mën naa ko wax am na benn baat boo xam ne jëlmaan yi maanaam ñi nekk rëbës ñoom ñoo koy wax dañuy wax tëdd sa kaso dañuy naan tëddal sa kaso waay dañuy kaf yenn saa yi naan waaye tëddal sa kaso waay li ma mun wax mooy Khalifa Sall mu ngi tëdd kasoom ak dignité ak force ak courage ak jom ak fulla ak fayda saa yi bu ma gisaan Khalifa Sall ay bëñam laa doon njëkk seen saa yi bu ma gisaan Khalifa Sall samay mbir la may wax gisaa ñaa war nga gaaw a génn maa ngi fàttaliku bi ñu njëkk tase dañoo accolade je sais pas pourquoi mais spontanément j'avais envie de le prendre dans mes bras pour wan ko sama solidarité sama sympathie ci kumba am ndey ak kumba amul ndey bi nga xam ne dont il est victime parce que bu pare woon pour jàppale président Macky Sall ci deuxième mandat bi lii du ko dal moom itam mu serré ma fort dans ses bras chaque jour pomme journal ndox mu indil ma ko te musuñu xamante man bi may waxu président Khalifa Sall musuma ko gis musuma wax ak moom ça fait 2 ans 3 ans saa yi bu amee manifestation ma dem ba pare wax xalifiste yi gars yi na tàng wax ji dafa doy la première fois bi ma gisee Khalifa Sall ci biir rëbës la woon donc nit bu am fit am fulla am fayda pare pour dund lu muy dund ci dignité. Adama Gaye aussi yow yaa ko ñu ko mujj a gis moom nan nga ko gisee est-ce que moom aussi mi ngi tëdd kasoom. lenn de xam naa ko Adama Gaye man xamuma ko woon. comme Khalifa Sall mosuñu gisee mais Adama Gaye de bu yóbboo gars yi xam ne bu fekkee chambre 1 biñ ko bàyyi te mooy ci chambre yi gën a metti foofu chambre 1. bu dee chambre 1 biñ ko bàyyi mu nga foofu ba léegi parce que de toute façon bi may génn foofu la nekkoon bu dee liñ ko bàyyi foofu c'est pour naxaral ko c'est pour méttital ko bu yóbboo ñu xam ne Adama Gaye bi ma gis ay faniki fan ba bi may génn Adama Gaye c'est un roc Adama Gaye du ku ñuy xoxatal du kuy dellu ginnaaw c'est vrai mu ngi am juróom benn fukki at ak juróom-ñaar mag la c'est vrai nekk yooyu day am sax ñoo xam ne dañuy tëdd ci buntu douche c'est vrai nekk yooyu day am ñoo xam ne dañuy toog ay weer du ñu tëdd dañuy toog dañuy taxaw boo taseeg ñoom ci tribunal ca kaaf ba bu ñu duggee rek dañuy tëdd même ci buntu douche bi parce que nekk yu ñu nekk rëbës du ñu tëdd nekk boobu la Adama Gaye nekk mais saa bu ma taseeg ñoom Adama Gaye yeneen la mu doon wax Adama Gaye ça va bien sûr que ça va tu n'as aucun problème non benn problème yeneen lañ doon wax naka la waree def sa communication à l'extérieur ñi koy jàppale naka la ñu war a communiquer yooyu la mu doon wax ak naan non li la dal moo ma dal yooyu lañ doon waxtaan naka la ñuy fexee ba alalu réew mi jëriñ askanu Sénégal yooyu lañ doon waxtaan Adama Gaye bi ma gis jàmbaar la c'est l'occasion de dire que offense au chef de l'État mooy crime de lèse-majesté mooy buuru France yi buuru France yi boo leen daan wax sa bët takk na suuf ñu ne crime de lèse-majesté crime de lèse-majesté boobu moom la ñu woowee offense au chef de l'État dama ne buur bu dul buur di jaamoo ñi nga xam ne nekkatuñu ay jaam jóg ci moom jot na. d'accord FRAPP ñi ngi ci aar li ñu bokk ñoom. FRAPP membre fondateur. d'accord lan mooy prochain étape bu combat bi gis naa communiqué bu ngeen mujj a def pour expliquer ni bëgg ngeen ko dangal xeex bi kon mu mel ni reconnaître ngeen ne xeex bi peut-être envol bi mu jëloon jëlatu ko bëgg ngeen changer aussi ni ngeen di xeexe lan ngeen ci bëgg a changer ak lan ngeen ci bëgg a def comme programme. alors mënuma si sori trop instant bi ni may wax ak yow nekkuma ki nga xam ne moo gën a placé pour wax ci parce que réunion bu mujj bi nekkuma fa woon maa ngi soog a génn. voilà mais lenn moom xam naa ko mooy bokkoon na ci li tax président Macky Sall tëj ma def lu ñuy woowee diversion maanaam au lieu waa aar li ñu bokk di wax ci Aliou Sall suñu 400000 président Macky Sall lan moo tax d'accord xaaruloo rapport IGE balaa ngay signer contrat pour Franck Timis ak recommandation ya mu fexe ba waa aar li ñu bokk ñu wax libéré Guy Marius Sagna
te loolu doxul mais loolu lu muy tekki déjà. non loolu réussir na aussi loolu dox na. loolu li muy tekki mais da nangul ni rek aussi bu dee contre-feu la jàppal ni aussi am na succès. nangu ma ne parce que gii libéré gii la woon yi ci mujj yëpp ci génn libéré gii la nekkatul woon affaire wu 400000 ak Aliou Sall. maa ngi nekkoon Rebeuss. di seetaan télé. banderole yi këyit yi pancarte yi maa ngi ko doon gis c'est vrai libéré Guy Marius Sagna waaye suñu pétrole suñu 400000 ñaar yëpp lu ñu boole woon. donc pour man. amul woon diversion man gars yi bu ñu ma seet si waan dama ne gars yi bu leen sax wax libéré gi ndaxte ñun xam nañ li mu bëgg. Guy Sagna c'est quelqu'un d'insignifiant wax ji kay mooy 15 millions de citoyens sénégalais yi naka la ñuy fexe ba ñu génn ci ndóol ak ci sous-développement donc pour man il n'a pas réussi maintenant xeex comme doomu aadama la dund moo mel noonu bakkan moo mel noonu day am flux ak reflux géej di nga toog jamono joo xam ne mu fees dell mu am yenn jamono yoo xam ne ndox bi day dellu xeex tamit. mënoo muusa ko waa ne quel que soit xeex bi quel que soit réew mi day am jamono yoo xam ne day am flux ak reflux donc man choqué wu ma man pour man c'est une situation normale li am solo kay mooy malgré li président Macky Sall def lépp jéem a jënd jéem a divertir ba léegi waa bitim réew waa Sénégal ñu ngi taxaw temm fas yéene wax ne dañoo bugg beneen saytuwin bu mucc ayib saytuwin boo xam ne gestion démocratique des ressources naturelles. kat suñu pétrole ak suñu gaz askanu Sénégal moo ko gën a soxla que Aly Ngouille Ndiaye président Macky Sall Franck Timis mbaa Aliou Sall. bi nga génnee kaso aussi dégg nga fi ay coow yu mel ni li nga xam ni moo xew ca Thiès benn jeune boo xam ne ñu ngi jiiñ benn alkaati moo ko rey dégg nga itam li xew fii ci pharmacie Serigne Fadilou Mbacké ak commissaire Sankaré ak docteur Gaye yooyu aussi ban enseignement nga ci tiré. ñi nga xam ne ñoo génn àddina yàlla na leen yàlla xare àjjana amiin yàlla na suuf sedd seen kaw li nga xam ne moo am bu ñu déglu woon FRAPP France Dégage du am ndaxte FRAPP France Dégage ëpp na at dafa ànd ak ñeneen ay famille de victimes de violences policières taxawal kuréel bu ñuy woowee collectif pour la justice et contre les violences policières et donc même gars yi bu ñuy critiquer naan vous êtes là mais waaw parce que bés bu nekk mu am ku ñu rey bés bu nekk mu am problème njàng donc ban ngay bàyyi ban nga dul bàyyi ça fait plus d'1 an ñu taxawal collectif boobu ne Pape Sarr mi dee ci commissariat Thiaroye sotti ko diluant maas ko ba mu lakk xëm ñu yóbbu ko hôpital mu dee fa policiers yi anañu te Sénégal dafa signé convention contre la torture ba tey ak Baye Sall gaaw na ci samay affaire ça fait plus d'1 an policiers yi mais xam nañ ñu ko rey Abdoulaye Timéra film yaa ngi fi vidéo yi mu nekk sur les allées du centenaire autopolice plaque d'immatriculation yépp mu ngi ci vidéo bi fël ko dee na sanctionné wuñu leen ana Seck Ndiaye benn commerçant juróomi policier fekk ko fa dóor ko ba mu dee torture mais dañoo ne l'impunité encourage mooy li ma lay wax rek xëy na bu ñu waxee te def nañ ay manifestations ñu jàpp ñu dóor ñu tëj ñu lii lañ si doon bañ ndaxte sénégalais wala boog ñenn ci sénégalais yi bokk na ci li leen mandargal tant que seen intérêt tant que seen mbokk laaloo ko bàyyi ma toog fi ma toog dafa mel ni dafa am doomu Sénégal yoo xam ne ñoom ñoo war a xeex am ñeneen ñoo xam ne ñoo war a xeex donc li ñu war a def bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen rey état du Sénégal mu bañ leen maanaam mu àtte leen mu ràññee leen loolu mooy tax policiers yi xam ne ñi rey Pape Sarr lii moo leen dal daan yii lañ leen teg kon dootuma reyiti keneen foog ñu changer parce que les forces de défense et de sécurité am na si ñu baax waaye am na si ay pommes de terre yoo xam ne bés bu nekk dañu dugg commissariat ñu def naka su dul noonu donc nous ça nous donne raison et day tax ñu gën a continuer combat bi contre les violences policières bu ñu waxee violences policières contre les violences faites par les forces de défense et de sécurité en même temps également ñuy xeex pour les intérêts également de ces agents des forces de défense et de sécurité. ok léegi xam nga ni yaa ngi ci liberté provisoire combat yi peut-être di nga ko wàññi xëy na rassemblement yi di nga toog wala nan nga ko bëgg nan nga koy laqarcee sa liberté provisoire ak say combat nan nga ko bëgg a gérer. ñi nga xam ne ñoom xëy na ñoo am seen plan jox ma liberté provisoire bu dee ma noppi ak ma toog ne tekk ne meng moo leen tax a jóg. fii laay waxee mu leer naññ. lenn rek laa mun nangu li ma juge bi laaj du ma ci wax li ma gendarme laaj du ma wax lu ma laaj du ma wax lu ma tontu waaye bu weesoo loolu
naa wax comme tous les autres citoyens sénégalais. naa bokk ci manifestation yépp yuy am. xeex bi dafa nar a continuer. duma si dellu ginnaaw. ndaxte kat man bokk ma ci ñi nga xam ne dañuy ragal kaso. dugg kaso. ndax li nga xam ne mooy sama askan. d'accord sama askan jaral na ma dem kaso. alors li ma doon wax kon mooy il n'est pas question que mu noppi. président Macky Sall ak ñu ñu àndal saa yi bu ñu jaayee réew mi dinañ ci wax. saa yi bu mu defee loo xam ne dëppoowul ak njëriñu askan wi dinañ ci wax dinañ ci manifester. donc amul lu ñuy dellu ginnaaw Pape Ngagne. jërëjëf Guy Marius Sagna ma gërëm la bu baax di la bàyyi aussi ci benn mu xëy na boo xam ne di nga ko bëgg a wax sa ñi nga xam ne ñoo nga bàyyi rëbës parce que ñooñu ma wax ni aussi yaa ngi xam naa ni bëri na. ñoom ñu comprendre ma un peu xëy na ñi ngi lay apporter des questions contradictoires ci rëbës mais yërmande boo am ci ñoom bu ko raw la ñu am ci ñoom loolu aussi ma séddee ko loolu yàlla rek laa ko séddee yéene boo am ci ñoom yërmande boo am ci ñoom bu ko raw laa am ci ñoom loolu aussi mu nekk loo xam ni dama bëgg mu ñoom ñu xam ko yow aussi nga xam ko ma bàyyi la bu fekkente ni am na message booy tàggoo ak ñoom s'il vous plaît nga jagleel leen ko ñu gërëm la aussi bu baax sant la ci sa disponibilité xam nañu ne fatigué nga jamono yi mais terewul nga accepter ñu suñu émission. jërëjëf Pape Ngagne waa Rebeuss yéen jëlmaan yi maa ngi leen di nuyu yéen waa ñeent fukki chambre ak juróom-ñaar yi. sama xalaat yëpp mu ngi ci yéen xam naa li ngeen di dund incha allah dinañ ànd ak yéen xeex ngir longue détention yi jeex dinañ ànd ak yéen ànd ak yeneen mbootaay organisation des droits de l'homme ngir xeex ngir conditions carcérales yi soppeeku ci anam yoo xam ne moo gën a dëppook li nga xam ne moom mooy doomu aadama donc taxaw leen temm góorgóorlu leen li may faral di wax rek jooy fajul naxar ngemb ak bëre mooy faj na xar jërë ngeen jëf yaa ngeen sama biir xol maa ngi leen di xalaat. jërëjëf ba keroog ngeen di génn. xamoon nga Jacques Diouf. aw moon relation personnelle ak moom. mais effectivement Jacques Diouf génn na àddina. muy lu métti. may waxaat parce que fi nga xam ne foofu la ma fekk waxoon naa ko di jébbal sama njaal ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam. yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na ko yàlla xare aljana. ajjuma Jacques Diouf ci la ñuy amal li di levée du corps am kon bu 9h jotee lay doon ca l'hôpital principal Jacques Diouf ñu koy ñaanal yàlla xare ko aljana ñu fas yéene ko denc nag fële nga xam ni moom mooy ca Saint-Louis fa la ñuy koy denc moom Jacques Diouf di ñaan yàlla xare ko aljana te itam njabootam yàlla may leen xolu muñ kon mu nekkoon xibaar boo xam ni itam directeur général bi Ndiaga Ndour moom moo ñu ko jox pour ñu xamal ñëpp ni kii di Jacques Diouf levée du corps am dina am ajjuma ca morgue bu l'hôpital principal ñu fas yéene koo jébal boromam nag gannaaw julli ajjuma gi ca Ndar jërë ngeen jëf kon ñu gërëm la bu baax Guy Marius Sagna di leen jox rendez-vous incha allah àllarba boobu di ñëw bu ci àlla ndey jërë ngeen jëf. fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie